hypertension kii boo koy lekk in the long run mën nga ci amee diabète kii boo koy lekk in the long run ngay góor mën nga dem ba dootoo amati kattan góor dootoo nekkati góor kii boo koy lekk in the long run mën nga dem ba yow miy jigéen dina jot nga am doom doo mën a am doom wala boo amee doom dafay amee yenn feebar yi ñuy wax autisme kii boo koy lekk in the long run du la mën na la sax jural cancer du la jëral dara lu dul effet négatif ci sa yaram lii parce que auparavant États-Unis fii biñ ko fi doon bëgg a jàllee loi bi gars yi dañoo bañal ne OGM duñ ko dugal ci marché bi parce que dafay yàq li muy yàq mu ëpp lu muy defal in the long run nag laa wax léegi ñu teg leneen li nga xam ne mooy organique boo xamee OGM bi mu ëpp xaalis moo gën a gaaw a jar du gaaw a yàqu mën nga ko jëlee fii yóbbu ko New York yóbbu ko fu nekk ci àdduna bi du gaaw a yàq sur le système capitaliste yi nag foofu laay waxee mais bu ñu ci duggee dafay xaw a compliqué débat bi dafay gudd. léegi Sénégal voté nañu loi boobu pour dugal mbalit mi lu bon lii biir Sénégal nga xam ni même tubaab bi ñoom ci seen biir duñu ko lekk duñu ko jël bien vrai que ni organique bi moo gën a cher mais tey boo xoolee ñu ñuul ñëpp dañu amee high blood pressure hypertension wala ñu amee diabète lan moo waral lool parce que lii dafa yomb léegi Sénégal dugal na loi bi le ministre de l'environnement et du développement durable Abdou Karim Sall a défendu cette nouvelle loi en estimant qu'elle permettra au Sénégal de se conformer à des engagements internationaux et de tirer le maximum de profit des avantages qu'offre la biotechnologie moderne kenn mënuma définir qu'est-ce que c'est qu'une biotechnologie moderne mooy lu bon lii et que lan mooy se conformer à des engagements internationaux boo demee bay jël ay engagements internationaux ñun le peuple sénégalais ñun ngeen représenté lu tax expliqué woo leen ñu nekkul en procédure d'urgence lu tax togg leen ci télé yi def débat moo tax ma ne la ces gens là il faut les sanctionner il faut que ñëpp dem voter ji ñu voter contre ñoom ñu jógee à l'Assemblée nationale parce que lu bon lii waruñu woon nangu muy dugg biir Sénégal ñun sibiru sax mënuñu koo faj sibiru yenn feebar yu bon yi mënuñu koo faj ñuy nangu mbalit mii sow lii bu ñu ko fa dugalee bu ñu dof-dofloo ba mu dugg fa 5 ans d'ici 5 ans nga gis góor ñi am commencé am ay problème te déjà tàmbale nañ ko déjà yu bon yi dugg na jus yeeg magie yeeg lekk bi suñu service consommateur kenn déggu leen ci lenn kenn gisu leen ci lenn il va falloir que nag ñu jóg ndax lii bu ñu koy wax suñuy doom moo tax ñuy wax mais yu bon yii fii Amérique am na fi de mais permettre nañ la nga jënd beneen bi di nga gis organique bi parce que fii majorité bi taux d'alphabétisation bi yegg na benn level bi ku gis di nga mën a lire xam ne lii mooy organique lii mooy lii boo ko lekkee ina long run mën na la jox lii mais Sénégal ñun amuñu loolu tey boo duggee ci yenn grande surface yi boo fa duggee de gars yi li gën a yomb la ñuy jël li gën a yomb mooy lu bon lii da ngay jékki-jékki gis maire yi di amee ay insuffisance rénale jigéen ñi di amee cancer problème yi kenn xamul fu muy jógee kenn xamatul yenn feebar yi fu muy jógee yu bon yii moo ko waral léegi nag il va falloir que ñu sanctionner leen te li may wax nii nag ñun ñëpp la concerné tey lii man bu ma ko lekkul sama doom mën na koo lekk Sénégal sama yaay mën na koo lekk sama rakk mën na koo lekk mais waruñu woon nangu ñii di jël mbalit mii les occidentaux di ko dugal biir Sénégal ñun bu fekkee dañoo manqué lu ñu lekk mais nañ dem bàyyi autosuffisance alimentaire anamu président buñ ko defoon dinañ mën a am lu ñu lekk mais di bàyyi les Européens ces grandes surfaces ñu jël seen mbalit mu bon mii di ko tuur biir Sénégal te d'ici 5 ans une longue run dina am side effect ci population bi waruñu ko nangu ce sont des capitalistes parce que xooloon nañ bi ñu xëyee ne dañuy def les APE accords de partenariat économique ñu dóoranteeg ñoom gis ngeen débat bu ma ci defoon ñu bind ay pétition d'accord ñu accord de partenariat économique ñu teg ko ci suuf gis nga bi ñu ko tegee ci suuf ndekete lii lañ doon waajal te biñ koy waajal waxuñu ko benn sénégalais ndax lii tey Sankara Mbaye mu rëy Lamine mi bu yëgoon ni loi bi ñu ngi koy voté Sénégal dana takk rajo yi jaral na ma sax ma dagg billet ñëw Sénégal wër télé yi tàmbale cee wax parce que lii fii nii nit ñi duñ ko lekk kenn lekkatu ko fi lii 2 semaines 3 semaines maa ngi ko gardé sama kër mi ngi nii bon la def boo ko lekk boo koy lekk di góor boo continuer boo ko mën na dem ba dootoo nekkati góor ngay am problème érection boo dee jigéen mën nga bañ a jura ci doom parce que lii c'est génétiquement modifié scientifiquement modifié tey ba fi ñu koy bay foofu nit du fa dëkk ndax ay produits yu bon a bon yoo xam ne mën nga koo noyyi mu indi la des problèmes pulmonaires noonu la demee lii fi ñu koy bayee te dañ koy nëbb te boo duggee ci marché bi dañ la koy tegal ne lii
mi ngi nii organique baa ngi nii mooy bio bi léegi ñun Sénégal waruñu woon nangu loolu ñun dañu am déjà suñu système sanitaire baaxul li ñuy wax nii nag d'ici 5 ans dinañ ci waxaat moo tax ñu ne il va falloir que ñii ñu sanctionné leen na ñëpp dem voté yi man boo gisee lu tax instant yi nii bougé gu ma maa ngi waroon voyager mais lu tax voyager ma élection yi laay xaar ñu génne suñu carte dem sanctionné leen et que na ko ñëpp def képp ku ci nekk ci ñun boo amee 50 personnes yoo xam ne mën nga leen influencer ñu dem voter contre ñoom nañ ko def jël say rak say xarit ñëpp ku ci nekk expliquer leen taalal leen xel yi ne leen dem leen ngeen voter contre ces gars et que il faut que ñu dem à l'Assemblée nationale voter contre ñoom il faut que loolu am donc nag sama gars yi information boobu laa leen bëggoon a indil tey sow mi ngi noonu